fa ay góor yàlla ay héros boo duggee ci diine ji bu ñu waxtaanee Sidi Hadj Malick wala Cheikhul Khadim sa yaram daw waaye boo duggee itam ci façon jiite réew wala jiite pays wala jiite tund am nañ ci itam ay nit yoo xam ne ni par exemple ñooñu njëkk a jàngal démocratie loolee daanaka moo nar a couleur guddi gi tey ak professeur Lamane Mbaye. dëgg la Pape Cheikh li muy wane rek mooy li ñuy wax ne kuy wàlliyan da ngaa tëggul te ñun suffisamment li ñu soxla yëpp am nañ ko léegi nag nan la ñuy def ba renouer le fil ak valeur fondatrice yooyu nga xamante ni ay pères fondateurs rek ñoom ñoo ko incarné woon loolu je pense que moo nar a lay waxtaan bi di gërëm bu baax sëriñ bi doon yëkkati xasaayit bi di sant yàlla bu baax ci sindiidi bi mu fi jàng macha allah ndax sindiidi it xasida bu am solo la te ci njëlbinu soo bu sëriñ bi ci la ko taalif mu nekk xasida bu am solo xam naa Oustaz Assane mën na ci dellu siwaat boo xamante ni def ci dëxalante yu am solo ak ki nga xamante ni moom mooy boroomam ñaan ci ñaan yu am solo ñu ñaan sunu borom ñaan yooyu mu def ko ci réew mi nangul ñu ko daal di koy barkeel waaye entre 20 ans la ñu wax ak 30 ans ci la taalif bu rafet boobu waaye ngir wane rek ne ndaw ñi ngir wane ne nit bu naree amal njëriñ réewam ci ndawam rek ci nga koy xam jubluwaayam waaye bu ñu ko tuddee moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tudd ñi nga xamante ni yëpp ñoom la jamonoonteel ak ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu noonu la ñuy tuddee tamit koo xamante ni ci 10 mai dans la nuit du 10 au 11 mai ci 1973 mu nekkoon xale bu am solo Omar Blondin Diop moom it nekkoon un grand sénégalais un grand africain ñu wax ne ñàkk na bakkanam fële professeur dina ci dellu siwaat ca Gorée ci ay conditions yoo xamante ni ba tey xamuñu ko ñuy koy rendre hommage bu baax ndax taxawaayam moo amoon solo résistance bi mu doon def moo amoon solo mu nekk koo xamante nii nag ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñi ak ñoom Seydi Hadji Malick ak ñoom Cheikh Omar Foutiyou Tall moom héritier la woon ci ñooñu héritage boobu la woon ci ñooñu damay wax souvent ne bu dekki woon tey xam naa ne France dégage lay bokk bu ñoom Guy Marius Sagna c'était la même posture donc loolu tam professeur dina ci dellu si waat nan la ñu def ba les combats d'hier sont les combats d'aujourd'hui donc loolu dinañ ci dellu si waat professeur xam naa ne ñuy tijji waxtaan bi comme ni ko Pape Cheikh waxee muy lépp loo xamante ni tey jii ñu ngi koy jéggaani wala jéggaani nañ ko amoon nañ ko ba pare loolu num ñu dalee waaye Omar Blondin Diop laa bëggoon ñu dellu si waat ci ngir xale yi xam ne tey jii di 10 ak 11 mai am na ñeneen ñu ñuy célébrer waaye ndekete am na ku ñu gën a jege nan la ñuy def ba célébrer ñeneen fàtte ki ñu gën a jege loolu nan la ñu dalee. jërëjëf Pape Djibril tudd nga koo xam ne yaakaar naa ni ci taarixu histoire du Sénégal bokk na ci ñi nga xam ni ay ndaw lañ yoo xam ni dañoo teel a sotti. dëgg la tubaab bi dafay nekkoon muy jamonoy colonisation moom bu bokk ci li ñuy wax les post 68ards muy ñi nga xam ni 1968. dañ doon bind ci miir yi il est interdit d'interdire muy mouvement boo xam ne mi ngi bàyyi ko États-Unis bàyyi ko ci benn livre bu ñu doon wax l'homme unidimensionnel ak Herbert Marcuse waaye ñëw France ñëw Allemagne ba nga xam ne Europe jël na ko waaye ñëw Sénégal ba nga xam ne ñoom Blondin ñi ak ñeneen ñu nekkoon ak moom bokk nañ ci ñi nga xam ne taxawoon nañu di bañ googu ñu leen doon bañ ci leen boome ci leen jëlee yóbbu leen def leen loo xam ne tey jii ba suñu jonni tey xale yi dañ koy jël comme exemple étudiants yi dañ koy jël comme exemple képp koo xam ne tey résistant nga da nga koy jël comme exemple mooy li nga wax sànq ci bañkat yooyu nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal tey jii Bécaye Blondin Diop di frère am nekk tey ca Bamako nekk architecte mi ñuy seetaan nga xam ni ñoom aussi ak docteur Diallo Diop mi nga xam ni mooy porte-parole famille bi tout le temps mooy wax Omar Blondin nekkoon koo xam ni joué na rôle boo xam ni en tout cas ci Sénégal kenn dootu ko fàtte waaye dañuy wax ni suuf mën naa lekk suux waaye fii lay bàyyi jëf moom defe naa ni jëf na jëf joo xam ne ba suñu jonne tey dañ koy wax ndax ni ñuy fàttali ko Lat Dior di fàttali ko Albouri wala ñuy fàttali ko beneen figure religieuse noonu la ñuy fàttali ko Omar Blondin Diop ci lim rëy lim def ba tey jii ca Gorée gañ ko yóbbu léegi question bi ñuy njëkkee Pape Cheikh mooy nu ñu def ba ñooñu ñu réere leen parce que en réalité il s'agit de ça tey jii boo demee ci yeneen réew yi ñi ñu am non seulement dafa am consensus bu am ci ñoom waaye dafa am bés yoo xamante ni bu dellusee ñëpp dañu mémoire collective bi yëpp dañ leen di ndamoo di leen dimbalikoo tamit ci seen quotidien nga xamante ni ñoom seen conscience la ñuy nekk boo xamante ni saa bu ñu nekkee surtout ci situation te tey yi am na phrase boo xam président junj na ko ci discours am dafay renvoyer ci patrimoine immatériel boobu waaye nan lañ koy jëfandikoo dëgg la Pape xam nga dañuy wax ni Sénégal boo ko doon xool dafa am benn instant boo xam ni bu fekkee lu tubéy la geeño gi dafa dagg léegi nag
pour defaraat ko ci nga gis sax ñu def histoire générale du Sénégal may nuyu bu baax le professeur Iba Der Thiam ak équipe bi nga xam ne ñoom la àndal yépp mbaax Pape Cheikh Anta dafay wax ci nation nègre et culture dans la préface mu ni l'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible devant les agressions culturelles de toutes sortes devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique ci gàttal mooy patrimoine immatériel boobu nga wax ñi nga xam ni ñoo samp cosaan li bu fekkee ni bëgg nañu réew mi delluwaat fa mu nekkoon il faut que ñuy fàttali ko ñu mel noonu ndax dañuy wax ni kenn mënut a def tey retour au 19e siècle kenn mënut a tam tey retour au 16e siècle mais mën nañu wax recours au passé retour au passé mënatuñ ko wax mais mën nañoo recourir aux valeurs loolu nga laaj sànq loolu nag ni ñu koy defee mooy dellu siwaat ci ñi nga xam ne tey mooy la tradition orale mooy ñi nga xam ne tey ñooy les dépositaires transmetteurs ñu dem ci ñoom ndax réew mi ñu nekk dafa am loo xam ne nekkul ci bibliothèque yi waaye mi ngi ci dënn yi ñooñu dañuy dem ci ñoom bu ko defee ñu def li tubaab di wax passage au crible bu ñu jëlee kenn ku nekk li nga wax ñu sottat xalaat bi bu ñu ko xoolee yaakaar naa ne Pape Djibril danañ mën a dem fu sori foo xam ni lépp loo xam ne mag ñi bàyyi woon nañ ko danañ ko mën a jëfandikoo. parce que daf ci am yoo xamante ni ñu ko dundoon ñu ngi fi ba tey te binduñ ci ba tey. jërëjëf Pape xam nga loolu bokk na nag ci suñu feebar mooy bind. xam nga ñun dañu bokk ci li professeur Mamoussé Diagne ji wax les civilisations de l'oralité. maanaam ñun dañoo civilisation wax lañu. boo xoolee am na lu ñuy wax ay géwël. am na lu ñuy wax ay waxkat. am na lu ñuy wax ñoo xam ne ñoo yor cosaan ak aada ñooñu nag yeex nañoo bind. boo xoolee Afrique ñi doon bind mooy boo demee Sierra Leone wala nga dem Libéria waaye ñi ci gënoon a avancé Cameroun lañ nekkoon mooy li ñuy wax l'écriture Bamoun. ku ñuy wax Ibrahima Njoya moo jëkk a traduire la Bible en Bamoun moom la ñuy wax l'écriture Bamoun. waaye ñun suñu société yi ay société wax lañu looloo tax ñu ni tradition orale bi il faut ñu recueillir textes yi nga xam ni def nañ ko comme ni ñu ko UNESCO waxee woon en 2003 bu ñu ko defee loolu ba pare nag doo koo dajale nag bind ko transcrire ko traduire ko pour que loolu mën a fexe ba raw li nga xam ne moom la Pape Cheikh doon wax sànq ndax lu ñu bindul rek dañu koy daal di ñàkk ci lépp loo bindul day naaw. mais professeur est-ce que loolu dina yomb. Fati dina yomb parce que ñun ñi ci la ñuy def suñuy thèse de doctorat boo demee tey université Cheikh Anta Diop am na ñoo xam ne def nañ ko ci pulaar am na ñoo xam ne def nañ ko ci séeréer am na ñoo xam ne def nañ ko ci joola kenn ku ci nekk dellu nga ci cosaan li nga xam ne fa nga nekkoon nga jël ay cassette enregistré ay mag ñëw toog transcrire ko traduire ko analyser ko def ko ay livres yoo xam ne dinañ ko mën a sottantal ba askan yu mën koo jariñoo. léegi histoire tamit discipline scientifique la maanaam loo xamante ni aussi ça bu ñu dafa laaj benn rigueur scientifique benn travail scientifique boo xamante ni xëy na dina am confrontation waaye bu ñu ko génnee nit ñi dinañ ci maanaam comité scientifique dinañ ci mën a d'accord ndax ni ko ñeneen ñi di defee yeneen réew yi nga xamante ni possibilité bi ñu am génne seen mag ñi teg ko càmbar ko xool sax yenn saa yi fi ñu échoué xool fi ñu réussir xool lu taxoon ñu échoué ak lan moo taxoon ñu réussir lan moo tax ñun loolu tamit ñu am faiblesse boobu ba tey ci jàngat bi ñuy jàngat suñu histoire u réew. loolu Pape yaakaar naa ni ñi ngi koy def ci réew mi parce que commission boobu ma la doon wax sànq lépp da cee nekk am na ay sociologue am na ay anthropologue am na ay linguiste am na ay oraliste am na ay géographe donc pàcc yu bëree bëri yoo xam ni dañ leen a dajale kenn ku ci nekk indi li nga xam ni moom la ñu yaakaar ni boo ko indee yëf yi dana mën a dem ci kanam. ma jox la benn exemple ci histoire du Cameroun dafa am benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Achille Mbembe. Achille Mbembe nekkoon na fii ci Codesria léegi bu ma juumul mi ngi nekk Cape Town fële ci Afrique du Sud. moom li ko gën a lancé bi ñu bindi histoire du Cameroun mi ngi mel ni nga jël histoire du Sénégal bind ko ba noppi fàtte ci ku mel ni Lat Dior. wala nga fàtte ku mel ni Albouri wala nga fàtte ku mel ni El Hadj Omar Foutiyou moom bi ñu defee téere boobu ba noppi dafa bind benn article tudde ko écrire l'histoire à partir d'une faille livre boobu moo ko lancé te loolu Pape li ngay wax sànq rek mooy fexe ba nga xam ni kenn ku ci nekk ci wet gi nga mane ak wet gi nga féete nga mën a indi sa xalaat ñu bañ a xeeb kenn mu nekk une dimension inclusive kenn ku ci nekk ñu jël li nga xalaat bu ñu ko sottee yaakaar naa ni mun na am lu jur. léegi li tax ñu doon poser question yooyu Pape Cheikh bëgg koo laytaaye jotaay bi ndax dañ fee nar a waxtaanee ay figures emblématiques ñoo xamante ni dañu marqué suñu histoire réew. te léegi gisatuñ leen fenn booleetuñ leen aussi ci lu bari. defatuñ recours comme ni ñu ko waxee léegi aussi ci seen liggéey. bokk na ci ñoo xamante dañ leen di tànn nii tey waaye mënoon nañ ñoo fanaanee tànn ñoo xamante ni ay góor comme ay jigéen. yoo xamante ni marqué nañ suñu histoire réew. boo jëlee tey ji quelqu'un comme Lat Dior. Lat Dior Ngoné Latyr Diop
boo ko jëlee tey bu weesoo liñ la ciy jàngal ci école wax la ne 1886 la tëdd deqale fii la gane àdduna fii la lii la def ak nangam dafay laconique ba nga xamante ni du ñu renseigner dëgg-dëgg ci nit ki mu doon loolu nu mu amee Lamane beneen question subsidiaire bi mooy est-ce que mën nga ñoo wax tey ji kan mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop ci baat yu gàtt jërëjëf Pape Djibril xam nga man damay naw toujours ni ngay